Paham ke ya? Ya bayon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namale ko ito di madalanda. He hamna gisul mo la ko wax wala ñom awa suma enemies yi ñoma jox tur bobu non since ma me Guinée baña ñibisi So ñu nga jom ma won gine xam nga aji Guinée neexon na de lewi daga baja ñibisi. xam nga fi convoy musut ma topa xam nga convoy lañ ko de all right jappale ma please Wa bir wow ka wala de. fi nak easy pour ma dugga ci biir moto ñu romba ma manam fofu non aji bena VIP treatment la fa don am comme ñu ma like there's this huge apartment right man rek a fa nekka full ta kaw ba su suuf man rek a fa nekka suba moto yi rangé nii nag ak rayda yi allahu akbar suma génna loolu yëpp topp ma ma ne dem nii laa de burundu palanteer bi ma ne suma raga man dellu si uma Gambia gisanguñ ma falaa doon explore ba ma réer kes dañ daan génna ñoom boy si neen saay fa daf daan ñëw jël si ñoom gisul gaay génna because man jigéen laa dañ ma dee bàyyi si biir so jeere na ma ne jan diyatal ndor sudaw sudal ka fintila ma ne ko sudaw sudal ka fintila ma ne ko ngeen bàyyi ma fi ni ala sonda sama mbe fintila la nga taa explore bot gaay dañ foogoon ne dama caaxaan bañ gis ne suba si ma génna dem moo yéen lan laa laal kana bi aji bi daan ok waa gis naa la ba ñoom daal dañ toog rek gis na Jobis dem na de waaw dalanda dem na dalanda di ma ut si biir dëkk bi di ma ut gisuñ ma ba pare biñ ma koolee na ma ne fan nga nekka ma ne gaay ne man xamoo fu ma nekka de waaye benn jànq laa gis ma toppa ko am na fu ma yóbbu de ñu ngi fay play music say fi mu ne ma my wife you too you are problem min ni ma yaa joodu ka galle honta yaano ka man daal maa ngi fi so da nga dégg pol bi dama ni try rek man you know loolu te aji nag maa ngi bëggoon a sol dark specs comme nu ma la ko waxee loolu laa wax because ñu ma wax kaama ñun guddi lañ dee mun a damay si suspect si ndax mu gën a neex dama ngay si suspect si ndax xale buñ la ñemee damay si suspect si yee waaw xale yi dañ laa yam i suspect si nga sol yee wax nga dëgg ma biir bët yee dañ la nekk di gis eye to eye ñoom awa yëpp am fii nii eye to eye bi non eye contact bi laay bañ dama sol suspect si waa biir kaamale bàyyi la ñu sol suspect si guddi bi guys tap leen share repost yéen a laajte Miss Jobis every day ana Scott every day mu ne Miss Jobis please Miss Jobis mu ne dama ko harass pour indi ko xaaral bu ñëw reportal leen moo gën a ñuul suma hey yeah so aji nga ne nag xam asalaamaaleykum Jobis nuyu naa la sa tur ak sa sant waaleykum salaam nuyu naa la Aja nuyu waa plateforme bi gaa ñoo la dee laajte am na ku fi nekk Scott every day mu ne I want Miss Jobis waaw nuyu naa ko Scott nuyu naa la ak képp ku fi ne nuyu naa leen yéen ñëpp asalaamaaleykum léegi nag nañ doon di doon guys kon nu ma leen ko waxee rek Miss Jobis dama ko abo for 45 minutes waaye mu ne dama ko dee harass mu ne dama ko harass billahi dama toog rek gis ay message ñoom impress why is Aji doing this to me di yónni dëkk bi yëpp naan de waaye ma ni wala Aji bu baax la ma waay what is this and then nga textaat ma di ma wax ne remind but why are you harassing me do I deserve this Jobis 1 week la jël pour nga reply benn message moo tax ma harass la 1 week non xam nga li xew ma dama demoon mute si weeri koor bi ok dama demoon mute bëgguma woon a feeñu sax ba after weeri koor waaye xam nga Aji la su la soxlee by force dina la am yaa xam ndax si waay yow si ron fukki nga nekka wala gémmiñi bar nga nekka wala jaan ding fa génna ñëw uyu Aji this is your problem maa nga waaj a yónni nit ba biir kaama di yow yëgu loolu lakkale nga please
let this be harama wàcce wang let this be the first and the last nga yónni dëkk bi yëpp suma kaw ah yàlla baax na waa aji léegi nag sos bi na mujjee suspects bi nii non specs bi soo buggee mën nga ko sibi tamit de gaay amanguñ sa fit yee dëgg la nañ ragal kenn am saying ragal leen Jobis du ma rey so Jobis gaa ñu ne ma indi la ma laaj la Jobis si lu mu nekk si biir weeri koor bi so Jobis Empress bu ma koolee mu ne yow nga ne da nga nekk di toogal community bi soo nañ starté foofu noonu mu jaaxal ma torop Jobis lan nga nekk di def di tooga noonu parce que loolu breakal ñu ko down from there parce que da nga busy community bi nga nekk di toogal yeah that's right that is something that I've started since 2023. I could remember I told my mom and my dad, man, dama buga weeri koor bi because this now, like let's say, côté bu ma dëkka, and then people are not living bad, but then I'm saying, buguma downplay anyone. So I told my mom and my dad, yeah, man, dama buga weeri koor bi. ñu tooga comme que ñëpp si jumaa bi lañ dee dem yóbbu si jumaa bi den yow nee at least that's the least you can do for your community suma pa mu ne ma ne loolu de lu baax la soo ko defee de lu baax la soo ko defee war nga koo def soo ko defee tamit war nga koo def ndaxte like let's say comme àdduna daal am na fu ñu rawalante ñun nit ñëpp like yaa understand so if you feel like you can do it you should do it yeah okay no problem then ma start ko bu ma ko starté asta ñoom ñoo di jox su bi nga waxtu bi su jotee affaire si àggu ko te dañu dee wax ne lan mooy problème bi pareegul ba léegi ana gars yi mee leen ñu rek li ñuy ñëw léegi tey so I kind of feel good in regards to doing something and then people appreciate it because am na ñoo xam ne soo leen ko joxee dañuy feel like ne comme yow you feel like they're begging or dañ soona comme am na ñoo xam ne they kind of feel offended with it but then ñoom they were very pleased with it they appreciate it okay that's fine so every Ramadan Hamadou just a speaker bi de I don't know what happened but nekkuma di la dégg bu baax yeah, please. Yang ma déggali waa ma la dégg oh xam nga noppi balaa suma di woon looks la am na lu ma def kañ su ma ma dóor léegi nii dama ne waa ok wasalaam comme tooga bi nga dee def nii Ramadan ñëpp xam ne ne daf dee seer especially yow yi nga ne yaa ngi ko def depuis 2023 so naka nga dee foone tooga bii nii because every day ba Ramadan bi jeex ndax danga ko dee def every week ndax every weekend naka nga ko dee defee naka nga dee amee foon bi like every day bam jeex xam nga aji ñu ne nit ki loo bëgg a def rek danga ko dee mun a def waaw barke yàlla loo bëgg a def rek danga ko dee mun a def so I kind of do have some fun yoo xam ne dama dee wane di moom après su ma xamee ne Ramadan ngay jot this specific fun dama koo teg side ne di laay def yaa ngi gis but in between dama di mun a stock but yàlla rek am na ñu baax ñoo xam ne they waay yaa ngi laaxu ni kirib karab am sa sukuri ndogu ma jël ko yokk so yeah that's how it goes but nit ki daal I feel like loo bëgg a def su dee lu baax la yàlla daf si dee def barke and you won't get yeah comme yow ndax tooga la dee nekk loo xam ne yaa ko dee tooga ndax daf dee nekk sukur every time ndax you just go to the kitchen and cook to the kitchen baby to the kitchen you see gis nga loxo yi yëpp xar ma ay nga Jobis saf loxo nga nekk di waxal de saf loxo wax leen du dëgg wax leen man de man invite anguloo ma man may na sama invite man dinaa read loxo bi na saf na wala safut aji yow sa mën naa laa cook understand loo cook la waa biir ka wana dégg naa de ndee cook nit man kenn du ma cook ñaan naa la ngir yàlla ndee cook nit nag di leen yaa suñ der waa biir ka wana dégg naa de ndee
cook de moo tax dañ ngeen dee dee sol fight daagis guddi dañ moo dee tax ngeen fight dee sol daagis guddi di ak daa gis guddi no problem but duñ dee cook nit. so Jobis yow li nga nekk di def nii charity event bi nga nekk di def nii the whole of Ramadan kenn gisut nga bring ko on camera man sa yëguma ko ba bi ma getee in touch pour nga ñëw si nga ma explainal ne you were busy at the time when I couldn't get hold of you so lan moo tax Jobis kenn gisu ko mu record ko share ko on social media lan moo waral loolu Why will you put people on camera? I like bugguma like am ñu bari bëgguñ ko ñeneen ñi bëgguñ ko. You understand? And then you don't. So I feel like I'm not doing it for the camera. I'm just doing it for them. Maxima Dikandori, and that's it. Nothing personal. Nekuma they downplay anyone that put cameras on. Like Kuneka Axa Hustler. Yeah, I understand. But me is just my community. That's it. And the least I can do for them. Because my issue. Gele gele lenje tek face ako bam face. You know. You understand? Yeah. So that's the least I can do for them. And they don't put it on camera. So that's the least I can do for them. It's like I'm giving back in the best way I can. That's it. So Jobis that kind of feel like deep inside you having to do this every day how do you feel so happy about it Barako bigele de. Rako bi jele alkali kube toke so Jobis yow yaa sa family yena dee dem ndax yow kenn yaa dee dem o ndax yaa sa team bi yéen ñëpp a dee dem la inin jumale kata Not my team. Nteni ndokoma. Not my team. okay inin dokoma dorong Yeah. oh wow Yeah. every day Yeah, wala kasa. doko muso wala doko ke Doko muso. Sometimes ning nyindo tarajana ndokoma ke ofana bijele. Ofana kasamba. so And sometimes it's more keen on the family na kama. okay alka samba jame ngotole o alka lodu la kline alde nyindo moro di mo la fu Si juma okay bi alka si juma bi lañ dee ñëw yaa. o jame ngoto si dima bi la ko gaay de yobu so guys ngeen gis seen artiste na loo leen jox gaay ñoom tam waxtu bi dañ ko dee delloo back to the community ngeen gën a mun a support so Jobis yow tey soo ñu wax Miss Jobis si biir weeri koor kan mooy Miss Jobis si biir weeri koor like describe to us who is Jobis mu ne Umi Job who is Umi Job during Ramadan Miss Jobis mooy Umi Job si biir weeri koor xarama defaat ne ma jibaa ngi kaana ponkal tey Miss Jobis mooy Umi Job si weeri koor. I'm just a normal human being. Like, as I come on stage, I'm Miss Jobis, but to my watch it's just me. Like, Umi Job. Yeah. And I love the fact that, like, I've been activities today, I'm to where record. It's like you just focus more on your deen and, like, to perfect it and, you know, they meditate. so lan moo dee nekk difference yow sa normal life ak si biir Ramadan comme sa normal yeneen moon si ak si biir Ramadan lan moo dee change si Miss Jobis ta si biir Ramadan Because yenen money, right? Yaa ngi am gig boo war a play. Yaa ngi am interview boo war a dem. Yaa ngi am ay meetings yow war a attend. Yaa ngi war a dem studio up and down. Yaa ngi war a def photoshoot. Yaa ngi imagine all of that. Ay photoshoot. Yaa ngi réglé yére yow war a sol next shooting bi next nii ak nii it's different. But Ramadan is come man Ramadan I leave everything. I don't do anything related to music. It's just me and focus on my dream, to be honest. At least then I will go no. I'm so yow during Ramadan studio sa doo ko dee def doo dee binda songs doo dee def dara dang dee dedicate everything to yàlla ba Ramadan bi romba so feel loo ne comme industry bi comme num safee nii num nekk like everybody is hungry everybody is working and everybody is hard working right now so feel loo ne comme during the 1 month Ramadan bi soo jëlee break daf la stay steady wala sa morom yi dañ laa raw si biir music bi comme ne seen project si jeex ne yow yaa ngi xaare moom pour nga ñëw def ko o feel loo ne yow dafa jël a long time pour su Ramadan bi jeexee tamit nga war a commencer waat pour sa project si ndax yow daal loolu is okay with you to me mag nit ñi duñ benn. waaw Kuñ hustle duñ benn te ku nekk sa wërsëg nga am it doesn't matter today every day nga di liggéey ku nekk sa wërsëg nga am lu dul sa wërsëg doo ko am
Yeah, I understand. So like 11 good months, man, your hospital did them studio. Like just 1 month, man, it's my morami, then matter. Like, maybe it's more work more panekut. I understand. But yeah, I think everyone is hungry at the end of the day. Like, so if you look at our art, then you put in so much work. Like, if you're not hungry, you will not put that work in it. I understand. So yeah, after Ramadan, mom, I am back to Miss Jobis. Like, yo, I skipped a month. So what do I have to do next? But yeah, so relaxes our mind, right? Bam relax. And then when you come up. You think they are fresh no ideas, but so they can overuse our brain, right? Then them to like the certain stage behind the stock, you will be doing the same thing. Because new industry is not like any other industry, like outside industries. No, like they have people that writes for them. They're very relaxed. Wow, They wow. have writers. They have people that compose music for them. Yeah, it's send sound engineers. I'm not know they check like, okay, what do we have to change? They I'm being a writer. They have 3, 4 writers. They are doing everything to perfect that song. It's just you. Yeah, I understand. Yeah, You Jobis, are fogulo trying ne to. tamit, sorry to cut you there. Fogulo ne tamit, so Gambia am na writers why Gambian artists you bari because malen like tefi na yo ya de binda some music we like the response is wow di like lu taman duma binda some music man ken duma bindal music so fogulo ne Very tamit artists true. Gambia no bari. Very true. Ñun ñëpp noonu la ñuy def, to be honest. But that is to tell you like that swing industry is not like is naka laa ko waxee sax taxawut boobu taxaw. Yeah, man. We grew up like, okay, yeah, what I've been as we have that mentality now, yo, yeah, what I've been as a bopa, everything. But so for buy hell, music but that they come and go. Yeah. Because then yo, yeah, neka they compose. Yeah, neka they write. And sometimes let's be honest. Sometimes swing like song arrangement be that they kinda off. Because then nit ki moko neka di def. There's outside music, you have 3, 4 people. They will sit down to perfect one song. Just one song. When you perfect for. Right? Nga am ku compose music be. They have to check like soon ko compose what they have to change, the melodies and everything they have to change. Yo, yeah, what I compose. And you're taking inspiration somewhere, right? But then after sometimes ang dito song bisa nga ni wa man li hook bi rek a neex. Vasi moom mooy laaguma ko. Why fogulo Jobis Sometimes da nga déglu vasi nga ne waa fii fele moom déedéet li moom neexut. Sometimes da nga waa li réplique rek la. fogulo ne pride and ego la comme ne Pride tam mu ngi foofu noonu. Pride am na ñoo xam ne right. Am na ñoo xam ne right. Dañ am a very good voice. Yes. Very very good voice. Loolu bari na sing industry. Very very good voice, but seen writing skills is not there. Yes. Yeah, so then they get stuck. Wow. And Gambian be so stuck, right? Sa ego dula de may ne okay, war naa dem si diw maybe mu jàppale ma. No, da dégga loolu maybe loolu dafa discredit because ñu bari dañ la dee discredit. So amee ay helping hand. Gambian artist loolu la wax mu ne the reason why bugut kenn bindal ko boroma dafa jékki-jékki si internet bi and like you know what I mean ne okay Miss Jobis moom xam ne songam bi man maa ko bindal like disrespect la si kaw loolu you understand what I mean yeah dara yeah munu dara xoolal fii danga am na ñoo xam ne dama dee dégg ñuy ran naan yee gis nga line bi sax man saa dafa ñëw si studio bi fekk maa ngi wax line bi mu jël ko danga ko dee dégg not so and then through that they would discredit your whole entire work ne yow munuloo dara no writing nit jox la helping hand doesn't mean ne yow munuloo dara rappers yi America they hook let's say for instance hook daf dee am ñu leen ko dee bindal they could write their verses but send hook yi like then they am ñu leen dimbale and then Beyonce doesn't write ñoom Rihanna duñ dee bindal. No. Who doesn't like Rihanna? Kan moo like fi Rihanna dañ ñeneen dañ suñ la complimenté ne la Rihanna dañ dee kontaan but she doesn't write. Yeah, she doesn't compose. It doesn't mean like she's not talented. Come, you are the brand. Need some company like in that way. Like dinañ am like let's say we can build a company. Ku nekk dina serve like
fu nekk dina let's say try we will have writers then dinañ am many more writers nga xam ne like they will be writing crazy songs yoo xam ne soo ko play bam be standard am na ñoo xam ne amuñ voice but they can write Yes. ba léegi amul solo fii ñun faale wuñ loolu noonu because we would be discredited Waaw dëgg la dëgg la so yeah. but ñun Sénégalais yi nekk di fii they don't write so that's the thing sa brain bi nga relax ko that's what I do Yo, Job is Then your after tell so amount writer boo xam ne comme mu ngi Sénégal koo xam ne is a good writer. Like for example, they said Amadeus. I don't know if I'm pronouncing the name right. I struggle to pronounce his name. For example, Amadeus, they said he is a very, very good songwriter. So if he had young amount chance we put Mubindala song, would you let him to write a song for you? Nadinga nangu Mubindala song. yes if I like the song yes I will I definitely will yeah like professional writer lah Yeah. They said he is very good. Jobis, you're nekk ngeen artist yoo xam ne comme let's say artist si boppam always nit yi dañ leen dee George comme Miss Jobis moo fi def lii Miss Jobis moo fi wax lii Miss Jobis moo binda lii Miss Jobis moo def lii Miss Jobis moo nii comme always dañ leen dee gaaral fu bon te dal leen fu bon wax loo leen lu bon def loo leen lu bon gis loo leen lu bon yóbbu leen fu bon because nit ñi ñooy speculate nit ñi ñooy assume nit ñi ñooy make up stories di nga dégg xit na yow si yow loo xam ne sax xamuloo ko woon si yow wala xamuloo woon ne yaa ko def wala yëguloo ne yaa ko def understand nga mu nekk weer boo xam ne comme weeri baalal axala ndax yow tey ya nga dégg si yow ak nit ñi luñ la Miss George yëpp ndax tey am nga xol bi pour baalal mboolem koo xam ne toog na wax ci yow li bon wala xalaat si yow sax lu bon ay may bangun ni okay ñaaka xam na am na ñeneen ñi dina doo dee julli am na ñu wax ne doo dee julli Jobi si ay ma déggal lu ko soona ma diggante ak yàlla la yeah but ñeneen ñi seen bos ñaaka xam la and then I think a lot of people ñoo xam ne dañ ñëw si internet bi suñ gisee benn nit ñaar bindal yi rek they all like loolu lañ dee use they run with it ne yeah déggal la kiso diw sa mu ne nii diw sa mu ne lii sometimes man dama dee talk rek and I get amazed like wow like really okay okay that's me yëguma ko but wow keep it up but yeah comme am na ñeneen ñi ñàkk a xam la but ñeneen ñi xam nañ ñooñu noonu nag to be honest because am na yuñ ma dee wax daf dee naxari daf dee métti te ñooñu nekk ñu ma xamul ñu ma xam comme just pour sample ma because am na me personally man na dama am bàmmeli biir right for instance like man I've worked with a lot of people ñoo xam ne they did so much and too much dama dee toog ma ne nii pat nekk suma side ba dama leen dee gis and it be messy waaw si biir internet bi dee doom like kii su ma génnee tey ma ñëw toj kaasa mi and then I will look like man ku bon la yeah like so if you stand out for yourself then nga dégga kii sa dafa bari wax ndoo bi sa dafa lii they want you to enjoy being tortured yeah being bullied being bullied type of bullying and I'm nice but yo what yéen a nit mu ko dee jël I don't and I make sure like like jëluma ko and then some of them what I do I cut them off so how man ndax ñooñu noonu baalal naa leen to tell you the honest truth I don't know if I forgive them fully I don't know but then I cut them off to extent dama dee fàtte seen biir you understand so like me if you did me wrong and then yaa ma bully all the time bro I will never like you the honest truth I will never like you the malakor completely you get the hell out of my circle I want to talk about you but then I don't know if I will fully forgive you but ñu xamut am na ñoo xam ne dañ la dee def dara and then they feel like kii waruma koo def lii be mature enough in your head like cause man su ma la tooñee tey neexut la right I'm gonna like dama make sure ma def loo xam ne like you will forgive me and then I'm gonna come to you ma ask la for forgiveness sincerely moo tax man nit su ma waxee ma baalal ko
Sincerely, whatever you say, I believe it because I'm the one and it's a game in the juge. So moko wahe sincerely from my mouth, I mean it. So that means you should mean it too. Then so they feel no. And then all of a sudden, my gist la one, I switch out, do some messy things. I block and delete you. So they make some block list. Be contacts, bu fa nekk bari na 300 contacts. I block everything because buguma am ben affaire. That is me. Yeah, I make sure I block you Facebook anywhere. Put ma gis sa dara. Ma gisee ngay roll ak nit sa bu baax ko sa dam ko mute. Bu ma gis ay dara. Yo, Jobis, yo, Miss Jobis, kan mooy Yeah. Miss Jobis that yow rëy nga wala you that humble down to earth person like because nit ñi dañ la dee gis rek comme artiste nga maybe a lot of people ñoo xam ne minguluñ ak yow understand maybe ñu la gis yaa ngi toog fii yow boobu leen all of that ndax soo génnee si biti nii nga dee mel ndax danga dee rëy towards people because di nga dégg ñeneen ñoo xam ne comme ñu ngi wax about people judging people especially si Ramadan bi ñu war a baalu aha dangaa dégg ni Miss Jobis xamul boppam Miss Jobis dafa rëy for example like I haven't had anyone that said this, but I'm just saying because maybe people have said it because yan mom sakatuma artist yi fofu leen de dungeon. So Miss Jobis ku rëy la wala Miss Jobis ku down to earth la daal humble. Well, if you know me, man nekkuma ku rëyuma at all. But so comme sama miinu rek miinuloo ma. But I'm super fun. I love cracking jokes. Like dama bari caaxaan, but I'm serious too. I'm super serious too. Yeah, dama bari caaxaan moom bu baax. Man mus balaa gis nga serious. Ñu bari xaw ma seen tur de. Ba dama ñëw salaamaaleykum waaye yow gis naa laa gis su ma xamee ne yow xaw ma sa tur dama sot suma rakar léegi mag nga de nu fa demee naka sa sister bi ñi ak ñi fekka tur bi kay am na ñoo xam ne soo leen laajte naka sa like noo tudda wala yow fàtte naa sa tur bi sax dañ dee feel offended they want you to remember everything and their name sometimes dama dee ñëw place crack foofu noonu jokes and then ñu ñëpp bokk si ñu waxtaan and then it's nice but dama dee fàtte laajte borom noo tudda su ma ñibbee si gannaaw élection ñu dajee man allahu akbar kii fàtte su ma raka son nu fa demee yow waaye yaa ngi laaxu since that day nu fa demee naka gaay ko you cool Nala boole guy feel like the poor guy ne kay leen de Miss Jobis that's what I do. I don't remember people's name. That's what I do. Raka. That's it. But I could be super serious too. Is it? Man musuma la gis nga serious. Yeah, aji nak am na ñoo xam ne they feel like I'm super serious. Xam nga doo xam loolu because yow maa yow amuñ beef so you will not know. No, Jobis am na ñoo xam ne yeah, you know, I'm kind of serious. Especially when we got little beef. Serious Alma said. Serious Al for 1 minute ma said so serious. It's a serious face. You know, unexpected. Don't understand. Aji daf mën a serious nag de. Daf dee mën a serious, especially su ma ñëwee at the environment boo xam ne I feel like my presence is not welcome. I check na yeah. Like dama dee wax suma bopp ne yo, God, put your shit together. This is not the place to like crack jokes. And I go to my side. Yeah. So be one serious face bi. No, do be. Aji harap ma mer. Man ni ko fi mood bi. Wala nga fekk ma place boo xam ne amako ñooñu. Huh? Comme ma ngi kinda like beef with some of them. Ñu dajee place super serious. Ma dajee sa aji na Why is this so funny? Because hangal help. Gis nga aji yow sax lay let's say for instance yang ma xooloon to doon keneen yang ma xooloon I'm like I didn't call back and then I think you text me right twice not so not once. No, Something like that. Yeah, one of your fans wrote something that daf la bëgg a gis so ma screenshot that and send it. Yeah. After ma send la voice message ma la Jobis yaa ngi graw ma la call yaa ngi graw Yoni Empress dika bi yëpp reporter Brikama faaj yow faaji Punda Lamen Kër Sering Bijilo yoni ñoo di ñëpp you know su doon keneen la right you were taking too damn personal kii maa ngi ko lii kirikara but at that very moment me too I was doing some things like ama joti téléphone sax comme yooyu noonu but then after call on nañ ma am na ko amoon ba dee ma post sax
After ma defaat nii ma ne hey aji dafa mer daal te su ma paree ma ñëw kool aji ñëw na ma koolee. dama gis birthday wish boobu doon rek ma call ma ne léegi man dama bëgg a xam léegi lu tax Miss Jobis man ma call ko 1 week maa ngi xaar kii mu posté birthday léegi ma compilé naa ko ma ne man la xaar si don jon di ma la doo xaar nga postati rek ma dugga sa inbox Exactly, must start the way because I know like that's the least I can do because young amal too much patience. Money wow, man yow man lan moo ma jot adama call aji bu ko mer manaan la déedéet du tey si biir weeri koor bi haram. ba pare ba ma koolee da nga xam ne kii su pigee daf maa xuloo yam Jobis nga ne man nga call di ma raab manaan la subhanallah walhamdulillah. Yeah, because I don't buguma nga mer to be honest because borom baax nga like ñun dañ dee am dara sax nga taxaw si like you be sharing suñ flyers whatever anyone ko am accomplishment yaa ngi share you know like yeah so duñu ko dee def dañ dee am accomplishment ñeneen nii lañ dee scroll skip affaire si but yow you're always there it doesn't matter if you speak to that person daily or not so hanga ñun duñ am sa fay aji yow tamit yow soo meree du baax yaa ma neexal de day def yooyu boole ma nag ak kii boole ma king ma nara boole ma xaritu awa laa la boole awa scopi léegi foofu laa la boole ma teg ma naan ma ne aji mu ne mu ngi laa xaar ma ne why do you have to send this woman daf maa ñëw oodalal la fii laa ko gis fii ma ne ko Jobis sama ko fàtte wax TikTok la de demal nga waxal ma ko naam understand ma TikTok su ma raka laa doon xaar ma ñëw di ma la so Jobis going back to the conversation Jobis comme ni ma doon wax rek George bi Jobis si biir weeru koor yow am na koo xam ne comme tooñ nga ko tooñ boo xam ne fiil nga ne kii de waroon naa ko baalu aha si biir weeru koor nga jël sa téléphone nga contact ko nga baalu ko aha ak loolu su amee kan la nekka famille la friend sa moromi artiste si biir weeru koor daa nga baalu boromam aha te rusuloo si amuloo si pride ma benn xarit la am ko korof since 20 ñaata 2019 yeah cause dañ am moo yaba dama di gaaw gis ma boppa nag ma gis nii ba su ma xamee ne yaa ngi ko def pour comme so I can get pissed I'm like oh boobu noonu I will never get pissed dama di gaaw gis ma boppa so yeah kooku I kind of cut her off and then I feel like yo I miss this girl it's been a while so ma call ko na ko ne son nga ne naka yaa ngi cool dinaa bi rek mu xaatay bi nama naa la I miss you too yeah but suma moromi artiste ñooñu mi comme waxtaan bu bari nekk suñu diggante de du call dama am show mu ngi du come through yeah show why not that's it loolu moo nekk suma diggante ak artiste nekkut kon continuous waxtaan naa la hello nakam nama naa la suma raka ko non loolu nekk suma diggante kenn no not artist like it's just professional work that's the relationship I have with all of them and so yeah waxtaan bu bari nekk ko unless it's liggéey ñu war a collab that's it so ñooñu foog ma ne tooñ naa leen de waaw loolu important na trop because ñun a lot of us dañ dee feel ne yéen xarit ngeen like you guys are besties you guys talk all the time you understand what I mean so moo tax su biif bu ndaw amee sa nit yi dañ dee foog ne comme hey ñii dañ war a nekk together dañ war a nekk friends comme ñun we feel like da ngeen dee demalante da ngeen dee waxtaan téléphone hearing that from you I think ne it will amaze a lot of us tamit yeah foog naa ñeneen yi dañ dee mën a nekk friend de man mi sa loolu laa dee foog ñeneen yi but man ma diggante ak nit ñi daal it's just I have a show I want you to come through or I have this I want you to come through like mutual respect moo nekk suma diggante ñëpp just kiki bu bari yeah maybe suñ mi dee backstage yeah we kiki a lot backstage but come nah respect that yeah respect loolu am na solo trop Jobis suma raka yi suma raka suma cousin yi ñooñu laa dee mën a call di waxtaan ak gaay 24 hours non-stop yeah and my friends that's it those are not in the industry outside the industry work is work for you and your personal life is personal life it's different which of course
I understand. Jobis nekk nañ si weer boo xam ne tey comme ni ma ko waxee néew ñu doole ñi bari nañ especially biir Gambia weer boo xam ne la ñu bari dañ dee struggle te moo tax ñu dee mun a jàppalante xalaatante waaye gis nañ ne waxtu bii ni moo nekk di time bi nga xam ne si leen dee gën a seeral bagage yi am sure ne yow mi nga xam ne commencé nga di tooga depuis 2023 gis nga ne dépense bi nga spend last year ak year before moo gën a néew dan dépense bi nga fay this year naka nga feel having to go back to the market everything mu ngi like skyrocket prices yëpp price control amul lan nga am tey pour wax regarding that especially yow mi nga xam ne you have to fund sa event sa charity bi the whole month. Well, man, loolu du tey de everywhere ko dañ lay ekkati price yi yow it's not today man sometimes I'm feel like I think ñu ne jullit yi dañ ci bari te three-quarter ñi dee yokka price yëpp ay doomi jullit lañ de te and I thought like lii moo war a nekk di month boo xam ne dañoo wàññi everything because ma suma juumut ñu ne arab yi sax duñ dee fayit weeri ko yow ka moo la wax lii ko dee nekk di gañ dee fayit weeri koor ñu ne booy dee dem baag wee weeri koor bi boo dee gën a easy because duñ leen dee sonal bu baax ku nekkaa ngi uti tiyaaba so I thought like weeri koor lañoo gën a wàññi price then after weeri koor ñu yóbbu ko back to normal prices but at the end of the day comme duma dee understand sax ak ma ne waa it's crazy. Yeah. Lolo mom, again, like I said, because I just the sukur before we record, when I asked, I think it was 2,100 or 2,200. Yeah. Don't mind the way I say it. This is the normal way we say it in Gambia here. So don't play with me. Yes. Yes, don't play with me. Kakumba. So this is normal. In cucumber, like we don't say that. Kakumba. 60, 80, 120. Right? Yeah. Yeah, this tomate, 50. That's crazy. And then soble. Everything. Luneka mo here in Gambia. So I don't know. After fan la, let's wait a code and all you yerin you wani affair tea. Because the pass is like, let's say if you need send ligay, like some monthly salary. Do you to that extent when you are a yoka pricey, but gonna ache. Yeah, I understand. The very called where la boham, the way we sell la boham, right? Let's say for instance, do buga toga malo, right? Come, I think that's the month we gonna enjoy kid. Because at least then you toga sauce toga malo. After we call malo, keselin dito. Yes. Ya ham dio koko jili ya ham come rare. Ya dim jina tabo pa rare. Ya mburo botanga jina. But very called sauce the bum very called bije and malo. So I think it's a very blessed month. But give me regardless. People could still afford something when you take out from family. Yeah. But most of you nak gina wani price ñu sétat lool bu baax né wéru ko su jotté war nañu wañi affaire ci. Yeah. So yow comme so waré dem dugi marché yow sa bopa ya dé dem during Ramadan pour nga duga pour sa charity event bi. Yes. So demee marché comme duñ la dee xool comme xaamee la ne woykat nga public figure nga comme ñu wàññi ne oh man sa fan la ñu wàññi la. Yeah, xaamee nañ ma de. Hang kay moo la leen gis nga FEMA. There's a lot that comes with it. Yeah, you pay the price of it. Ma demee gars dañ ma dee jaay ba mayale ma som. Loolu moo si gën a neex. Ani ñinta jëlali may naa la li yóbbul. Ay buga sa suma agé wéri ko ram lay buga ñu xamé ma because am de wone li mo suma xaar bu doy xamé nak ma please. So dañ la dé mëna wañi biir Ramadan. Yeah. Ramadan. So how do you feel having to go to the market? Do you have like attention or dang de mëna mask or dang de mëna disguise yourself or dang de dem as a normal person ci marché bi? As a normal person, you know, it's not what I have, but after we record, I can't all alone.
I don't know what is wrong with me. After we're caught, I'm ready to smell my mouth. I'm ready to go to my car. I'm ready. You have me now. Look at the room, Miss Jobs. To mom, man. I'm a lot of that. Do Yo, I I'm like too much attention because I feel like after we record, ninyo din you gonna body matter to me. yeah. So many buga that attention on me. But si we record, may kalo def ni. When you gonna bagas, abe sa ngi ser, ha me mama. But it's funny anyway. So Yeah. Jobis, ñun lan lañ nekk di expect from Jobis after weeri koor ana bagage yi Liggéey bi dafa continuer fu mu em foofu la ñuy continuer. so dañoo expect songs yi ees that this year dañoo expect album because xam nga iya baa ngi just living start so ndax project si bi yoon like wax ñu lan moo nekk si table bi pour ñun table yi yangoone bi Kii mu ne Gambian artists look to speak a lot of English. They are lots of their fans bul can faale speak addi haddi yow like olof local language bàyyi ak mairie bi dégg la foog ñu mix and blend ko yaa ngi gis foog ñu mix and blend ko laaka olof fii laaka soose bi fii laaka angale bi fii la jam ko doo ñu blame nag ndaxte Gambien lañ dañoo laaka olof benn ñaar rek sànni fa angale comme sénégalais la soo waxee la nga ne quelques jours la sorta la lii ak nii dégguma French nag sorry so it's the same thing we love our fans to be honest so you aji back to what you were saying laaka English man English laa dégg English bul faale anti haddi laaka English man English rek laa dégg dégguma olof dégguma soose dégguma séeréer dégguma pël dégguma joola aji loo ma doon wax loo ma doon laajte ma ne project si lan moo nekk si table aji comme léegi moom comme xam nga di moo comme let's say ma ne la maa ngi si biir Ramadan du ma dee wax dara in regards to music ba after Ramadan right after Ramadan for my interview I'm gonna tell you everything but right now please let me just be Ajaratu Ajaratu Ubi Jobe Jobe sama la dee na ma nag xamale waa aji skool man mi mas boobu maa dee na ma man nag yow rek gis nga nit ñi dañ ma dee ko duñ ma dee am waaye dee buñ ma am dama dee waxtaan gars yi dee bugg a teg satuma barki dee ba boo message ga dema waa ayu harasin bi dama yuufu dama réer yoo xam ne ma ne kii man nag ma dee entertain de bi nga xangali xew yow da nga bobbuli te man dama dee pick other people's energy so I've said this over and over on my interviews with you comme danga ma dee amal danga dee gën a put that energy in me because yow da nga bobbuli yow moom comme man yow all over the place comme man nii rek soo ma gëjee dégg rek gi nga maa dégg moo tax sama xarit sax suñ ma ñëwee seet dañ dee bugg a ñibbi dañ dee bugg a fanaan atta ñu ñibbi si ëllëg si su ma demee damaa ñibbi dañ dee toogal damaa toog waxtaan ak yow you know for hours yu bari ma pare ma ñibbi te funny enough comme su nit gisee sa netaal sa kanam si netaal you look so innocent so quiet so yàlla baax am na yenn jànxa yu wax ne ñu ne ñun dañ like Jobis waaye daf dee stress de comme su eggi si kaw stage bi su boppam daf dee overla stress sa ma ne suma benn xarit bi aji la fi mu ne gars yi ne wuu yéen xam leen ki nga xam ne wérut ma ne gars yi ne kii wérut kii conscience ma dee bàyyi lu bari xel nag so Jobis yow tey balaa ñuy dem lan nga am pour wax ndaw ñi out there loo xam ne seetlu nga ko te feel nga ne war nga si mun a sànni sa kaddu nga sànni ko si because tey comme li ma dee wax rek public figure ngeen role model ngeen celebrities ngeen so at the end of the day xëy na dina laal keneen koo xam ne dina la xool ne man de Miss Jobis dama ko dee follow sakatuma Scott mi laajte na la fii everyday ku ñëw rek mu ne I want Miss Jobis xëy na dina déggee tey si yow loo xam ne moom mu ngi siy jublu wala mu ngi koo xalaat pour def wala mu ngi koo def wala gis na ku koo def waaye bu ko déggee wala ku toog sa boromam saytam si booram ak keneen suñ ko déggee dinañ ci mun a jàngee wala dinañ ko mun a bàyyi wala suñ si bëggoon a def sax dinañ ko def wala suñ si nekkee di ko def sax dinañ ko def so lan nga am pour sànni tey loo xam ne seetlu nga ko si askan bi loo fiil ne sa kaddu daal dina ci mun a yokk tuuti aji nag yaa ngi maa dugal si position boo xam ne nag war a serious mu ne fa stock càng naa sax xaaral ma def ko yu gaay xelam bi neexut nag xel bi neexut moom baade moon waaye xelam bi neexut la Jobis aji man lu ma dee ko xel bari wute
bariwul non lu ma dee bàyyi xel bariwut. ci askan bi yëpp lu xale yi nekk di def boy si góor yi danga ma cape jàppale wax ma lii lañ nekk di def ma am lu ma si wax. ok right now gis nga ne drogue bi bari na biir Gambia pile bi bari na gis nga ne xuloo bi si internet bi bari na saagante bi bari na gis nga ne tamit coow yi si internet bi bari na gis nga sàccakati biir Gambia mu ngi bari gis nga rapido bi bari na biir Gambia lii xew Gambia bari na ah so waaw rapide moom bari na diga aj sa ka weeri koor yi seen soosi sax kenn ku julli ñu baa bi ngi jëm si nag démba bi maa génn nii laa jël sama baag bi aj ko nii si diggi tali bi laa dee dox def nii bugguma dem sideways sa ndaxte suñ maa pootu kenn du ma gis but si diggi tali bi whatever's gonna happen like nit ñi dinañ ñëw suma rescue mun naa demee nii wala ma demee nii wala ma dem nii wala demee nii la anyway like comme drugs yu bari yi nag dama xamul drugs yi sax fu ñu dee jógee ak naka lañ dee amee access pour dugga si biir dëkk bari bi na de waaw foog naa loolu is very questionable fii daal aji it's complicated then. yeah It's very complicated because then they get young children, the one that they stress. Most of them, if you ask them, they will tell you like they have stress. Like you use drug for ease and stress. Most of them, right? I don't know. Some of them might be going through a lot because I know someone that has like trauma la am. So drug regularly muna use to come like for me ease problem am. Like muna find everything. So dam ko like what is the reason behind it? Buma ko explain like I could not judge him like that, it's but I fight or wish. flight so fuck but because of a fight so they've got their flight with the drugs yeah Thank you very much. Nini like send emotions. A lot of them didn't go muna control. Yeah, exactly. And mental health like come, but enough with it. yeah Man, me yes, say like somebody of the younger. yeah because Gambia having a stress is under mental health because more of they depressed You have mental health issues. Dafa bari biri Gambia. Because especially like ñun artists. If not nini dañu wara call all the time. Dañu like how are you feeling? Instead of being I saw like, a how are male you feeling? artist. Are you good? Dogumala, I saw a male artist last week. Mubindane, people kept telling him that danga lose weight, we record, danga lose weight, we record. Mune no, it's not where record. Mune he was mentally down, the first shut down. He was going through a lot. Banga hamne mental health am the rapajo. Mune but ken hamuko mune because Gambia. Jëluñ mental health ñu fay dal côté góor la artiste bu góor bi dako WhatsApp Man, there was a time like smart mental I same thing happens to me like that they happen to us like here and there yeah I understand and people expect to see you traumatized ñeneen ni dañu bëgg nga traumatized xam su génn té no moment and then yow so génn si you have to make sure that you put yourself together and you génn si jàkkaarloog nit ñi but I think people should be texting us every day dañu like how is your health are you okay yeah because we are judged for a lot of things for instance especially ñun female artists yi like yo dañu dee trash talk sometimes danga post a picture sax under your comment section you see males trash talking you like they were so many things. They're not appropriate. There's a way that you can talk to someone, and there are certain ways you have that Nikki Sonyo nga harass ko, right? Whatever you get in return, you yako text not so. Yeah, but there's a way you talk to people. You call them gently, nicely. Lolo la dine biwa. Wala nga dem harass nini. Yeah, I understand. So yeah, like it's crazy. And then I'm not know girls living there what? My problem is I'm not judgmental. Lulu mo nekk sama biggest problem because hanga li xew right man nit bu nekk mun naa ànd ak yow yaa xam ndax dang dee naan pil ndax dang dee phone dang dee lifin I can roll with anyone yaa ma understand it doesn't make them a bad people they are not at all yaa ma understand sometimes so nit buy génn di wax ne waaw diw ñii dañ dee naan yàlla daf la dee may benn naan kat said no code. Not so. Like I think ñun ku nekk am nga enough problem. But you should focus on that than focusing on someone else's problem. That is me and how I think. Man that non la di halate. Cause soko baye kër bu nekk
So for duggee tey bot mu fa bot. Yeah. Right? Like focus on that and leave someone else's problem. That is what I think. But yeah, comme kenn ñaanut yàlla nga nekk si dëkk boo xam ne comme you see more negative than positive. I wish we see more positive than negative. yaa ngi gis xuloo bi si TikTok ñi ak ñi du ma di xam boppi problème bi. I don't want to interfere. Not my problem. But I wish, like, let's say, we could kind of cool down. We talk some things like on the low, then bringing things on the internet. Like, okay, me, no matter how much I roll with people, my personal problem and everything, sumarakarek mo ko ham. Aji nit ak sa mbokk sa da ngeen dee am yaba and then wax la ne yow nga xam ne nii nga mel fekk koo bokkalut obviously koo bokkalut kooku noonu is very free to say whatever or do whatever to you so like nit ki lépp lu la dal right pour mu jàngal la you have to learn something from it man daal loolu rek laa am bëgguma sori si problème yi jaaba balaa ñu maa ñëw aj fii alias ma fële so Jobis comme ni ma la ko waxee rek 45 minutes laa la amoon te make sure naa mu nekk 45 minutes on the dot ma professionnel parce que nga loo ne ko ni naata ke ne ku man di ko dégg iba fa aji bu ma sona man nag ma fa yaagal yaa understand te weeru koor lañ nekk tamit comme ni ma ko waxee you have a lot of things to do so ñu bàyyi la nga tàggatoo sa gaay ñu ngi ñëw fii my cross my favorite artist my nii ñii ñu ngi cross nañ cross bi enu cross bi kii am na ko doon laajte mu ne Asaha relationship with Stargirl ab dara nekkut ma diggante ak moom su ma raka bu ndaw la gisuma loolu sax waaw man dama dee mën a off si comment maa ñoo nuyu that's it wasalaam dara nekku fa nga man dama leen dee wax ma ne leen de Jobis balaa ngaa dem lii lu important la dama dee wax ma ne artistes yi yenn saa duñ dee am problème de nit ñi ñoo ko dee dugal si seen boppa yi ba pare a lot of people would say ne Ajis Corner foofu la gars yi day starté problème Ajis Corner moo dee indi problème xam nga yow pick nga up loolu sax ne kii mu laa laaj ko lan moo xew diggante ma Stargirl bon why would anyone think ne man maa ngi ko doog a yëg sax ne someone even thought ne there is something yow Stargirl waaye yal na ba pare li ma jaaxal Jobis nit ñi ñu si diggi weeru koor di waxtaan waxi weeru koor nit ñi di waxi ay problème imagine conflict beef diggante nit ak nit yow tey nit su déggee dara sa ni leen dédé sa dara mu spread kon kii ak Stargirl dañ am issue Jobis maybe ni Stargirl problème man ama benn fepe yaba man booy rek laa dee amal bif man kenn ku ma amal bif mira ni Stargirl problème o sotole mamoy maa jikan ñene waa safeka parce que yàlla mu nekkata Stargirl la interview nga ko le fa nga ke Facebook na Facebook page She boldly said that she will never beef or what's it called again, respond to any artist. And she said, especially the female artists, she said, Miss Jobis ak our Gambia, small rule model. Yeah, that was since don't come up. Just last week mu ne yéen role model am ngeen yéen daf leen fekk si industrie bi te dafa jàngee si yéen te every day dafa jàngee si yéen xëy na ñu fi nekk di seetaan duñ ma bàyyi ma fen Facebook vidéo maa ngi ko dog def ko Facebook kon kooku tey moom show sax like let's say su ma accès she will come and comme dafa ñëw nuyu ma waaw dama ne liggéey acte dama ko dee waaw mbaa perform nga ma ne waaw wala déedéet ak góor sax doo leen benn gis nga kii mu ne you are right because gars yi ko doon seetaan fii ñoom aadu yëpp ñoom del xam nga yow jigéen nga moom jigéen la xam nga saay waxu dëgg waaye yaaxa na xel man dama dee wax nit ne yow ak Awa maybe yéen a mag Stargirl that's the reality she just hit 18 yesterday you understand last year bi waaye nit yi dañ ko dee xoolee comme mag la understand moom bi kooku tey yow munoon naa wrong sax yow nga correct ko because yaa ko njëkkee si music yaa ko njëkkee si li nga def yow bi nga def music du tey understand because nit ñi dee xam ne ci seen history waaye gis nga yu ndaw yi Jobis munoon na fii binda lool sax yow nga ñaaka am xel nga tontu leneen coow mu jóg ñu ne waa Ajis Corner la jógee moo ko initiate moo ko def waaye nit yi du dee understand man amoon na time sax am na yeneen kind of conversation laa doon dégg about like me and how we have issues. Like, when did that happen? So, like, I could remember she was working with one guy, Jamil, before. Wow, And Jamil, I know. then I'm like, do we have a problem?
Muna ma I dede heard yeguma about lolu it. then mo add ko sax si call bi and then we spoke. It was like, daf doon joy sax. Yaa ma understand mu ne man every interview su ma demee dama wane ne Miss Jobe is mu nekk suma favorite artist this and this and Last week fii la ko wax. I'm looking up to you guys come. So I have Last to week like Wednesday, man make maa him ko mag. today, one Yaa ma like 1 week. understand. Yeah, man maa ko mag. So like nit ki soo ko magee rek yow war nga xam what kind of step that you have to take. Someone gonna don't worry. It's fine, I understand. Just be careful. Like fee industry bi la. It doesn't matter. Like man ko ne man maa ko woon. Yow it ding fa nekk keneen ak keneen su ñëwee same thing is gonna happen. Yaa ma understand. But man duma dee am ak jigéen yaba. Góor man ñu ma amal yaba ñëpp góor lañ te dañ ko daan ak ñëpp gis nañ ko ay góor rek laa daan jotee because the thing is right yow jigéen nga dañ la dee bëgg a humble to day comme dañ la dee naj benn naj bëgg laa humble di la wane ne comme like ñun góor yar yooyu waaw. you have to bow to us so you can fit in. So I'm like, no, I have to stand up for something. Yankees, I'm not standing up for just me because I know there are some female artists, they are coming up too. Some are looking up to me. Yeah, I understand. If I make certain things easy, then you'll fuck me. This is the right thing to do. When it's not the right thing, I feel like someone have to step up. So I'm like, I'm gonna step up. And come follow me, yeah, I understand. So yeah, like for instance, like me, I have issues with Numaron de Gea. I did not have my own channel. I think same thing happens to her. Yeah. She was working with somebody. You're working with someone. You're Coco on channel. Funny, right? At the end of the day, you will start fresh. When I did that, like she also did something like Silla Dogga, I'm channeling up. I'm not so. Yeah. So same thing. I'm like, yo, what happened to me? Buguma Mudal, any other female artist, like one from now, any female artist, one night set man as an example. Who run the world, girls? We salute you. Bob, we salute you. I think they see girls coming together and doing something powerful. But the thing is, a lot of them they are petty. Wow. Mother Marina, you're so nekutong ko hamne lifin. Ndikol munon nga jël fofu kon dara fa xew suñ digante du gëna fele samati ja. You see, there is where the maturity comes in. You know what I mean? So xam nga am na benn artiste bu ko waxoon bu doon interview mu ne artiste duñ dee am problème mu ne fans yi ñoo dee isi problème si diggante artiste ak artiste soo ko seet ba mu nekk waaw yeah, that's the truth. Yeah. Because job is man dama ko bañ be suma Ramadan waxtaani koor bi it was an idea boo xam ne artiste moo ko initiate muy malls moo ko start ñëw ne ma waaw moo tax dafa later start sax moo call ne ma ne live nga start dara si Ramadan bi question yi sax ndeysaan yu ma laajte si Ramadan bi yëpp manager moo ko bind dama leen ne musuma ñëwa idea bi I don't know what to ask and all manager mu ne ma ne bul worry moom moo draft question ci soo ko seetaane from beginning to end ñëpp artistes yëpp the same question laa leen laaj because kooku moo ko bind xoolal defal ma ko PDF file and everything and send it to me because ñoom tamit ñu ngi bugga ñu am luñ def ñoom si biir Ramadan bi te alhamdulillah yéen ñëpp ñu ma contact mashallah yéen tamit uy si nga ma dama ko bañ be arrange pour jigéen yi ñu nekk laas te yooyaa ñëw den ëllëg nga am Sofia den ma xam ne dafa close ëllëg la moo jeex tak te try naa ba indi ñeneenti jigéen ak 2 weeks yëpp indi naa ñeenti jigéen because man dama dee wax ne mënuma def dara without you guys because lu ma mun di def dama bëgg ngeen gis seen bopp understand lu ma miin because yéen tamit waaw yéen tamit xam nga rek si lañ bokk ba pare man jigéen la ba pare man xam naa nekk jigéen si industrie bi nu métier man ni na xam naa ko de so moo tax nga dee humble naan la de yow I just wanna need but sometimes like comme you want to stand up for something ñi laa wax ne suma rakam dama defi lii dama defi lele wala kenn du la taka doo am jëkkër yooyu yëpp lañ la dee wax waaw ñun jigéen yi dañ soona waaw man am na iya boo xam ne jobis li ñoo wax nii thank God our scope mu ngi seetaan our scope am na iya boo xam ne dañ ma attaque jobis musuma xam awa musuma dégg awa musuma xam ne awa moo nekk di manage Jizzle lii duma ko fàtte mukk te loolu moo tax ma téye awa ba social tey man du ndaw laa dee téye nit jobis xoolal internet bi dañ ma attaque ma jékki-jékki rek ma toog ma gis message a gis koona message bu kuta ma read message bi kii di ma empower as a woman xam nga ku baax la de mu jomma xool dama read message boobu yow dafa mel dama jóg ak dina
mu ne ma ne bul woori attaque bi yëpp nii yaa ba pare mu wax ma ne moom mooy Awa mu ne man maay manager Jizzle bi man jigéen laatu jigéen tu jigéen listen man I am here for you te I will vouch for you I stood by you gis nga ki dama read message am bi maa laa woon women power dafa read message am bi Jobis dama Awa is one of those people ñoo xam ne dama leen over respect because xam nga li xew right man Awa makes me like comme I fit in seen camp I fit in comme mooy suma manager like daf ma téye comme like artist am téyewut ma comme let's say suma artist mës maa liggéey ak kii non lépp luñ am comme dañ ma si dee dugal I fit in moo tax gis nga moo tax bi nga ma ne dalanda ma ne la ne xam naa Awa moo la ko wax wala Jizzle moo la ko wax comme that is how close I am with them yaa ma understand comme am na ñoo xam ne respect moo nekk suma diggante ak ñoom but these are people ñoo xam ne sometimes I feel like they are family to me Awa and then nga egga foo xam ne danga feel ne this is my breaking point nga am jigéen boo xam ne mu si industry bi xamuloo ko from nowhere mu bindala that lengthy message just to calm you down give you back the confidence mu boost la up Awa loolu la ma def si message boobu te xaw ma ko musuma dégg affaire am waaye gis nga message boobu dama ko gis rek I was like yes rek ma pick it up from where it was say man I could remember am na benn best of the best bu amoon gars yi am na benn baan ñoo waroon a play ñu ne duñ ma playal because de amuñ ko man right xam nga kan laa contact xanaa suma cousin naa ma noppi dimbale ma yow damaa wax lii lañ ma dee def yaa ma understand these are the people that were like come to us like comme ñu baak la ñëwal suñ léegi nu mu tara ñun dañ am baan buñ jël ñu baak la and I went there if not them right ni kon duma am fu ma play to be honest so moo tax Awa fii laa ko def fii masha Allah man mi wax dëgg neex yàlla man ko man mi I have so much respect for that lady moom comme dama ko jot ci rap ba pare dama ko naw because dafa xam mbiri management xam mbiri artiste yi so mu nekk koo xam ne dama bëgg a jàng si moom gis nga Jobis man duma dee feel too big pour ne xamuma like for instance like su bëggee nga assist like you can come like that they make so ñëpp ñu ñëw come in kaay leen ngeen jàppale lii ñun ñëpp ko bokk waaw ñëpp la di xëjal ñëpp ñu bokkasi kaay leen yow comme loo mun ñëwal nga def ko kii tamit lu mun comme xeebut kenn yaa ma understand so man to be honest xëjuma place yu bari and then if I feel like the energy is not real I stay back it's not like come dama lay gis certain things I see but I stay back dama kind of lay back too because I'm like if I don't fit here I don't fit there because sometimes I feel like okay is it about Gambian music supporting every artist or is like picking who you want to support so I know everyone has their faith but so wax na ne for Gambian music let it be everyone yaa ma sooy ufal ñëpp but soo ne Gambian music and then you're like so I'm like your Gambian music but always ko de waxee rek we are in a very funny industry man moo tax dama dee wax all the time ne problème yi nit am Miss Jobis du suma problème ama Miss Jobis problème problème nit ak Stargal ama problème ak Stargal du suma problème nit ak Awa Gambia du suma problème ama problème Awa Gambia problème nit ak Ses Ngom du suma problème nit ak kii nu mu tudda si laa dee gën a mun a wax ak kooku because xam nga li xew right you don't know lan moo dugga seen diggante lu jaar seen diggante xëy na def naa feexa de Jobis dañoo dem juboo ñu dem ñu ne juboo ne ñu netaalu ñu nekk si internet bi fekk yow yaa jël ndam bi nga ne yaa ngi dee yo nga de champion fighter so moo tax like bul duga suñ diggante so mënut a wax if you don't have anything nice to say right just bàyyi leen bindakati ñu dee binda xam nga yéen amu leen job because dañoo toog rek nga gis gars yi am kenn ku jóg fële rek wax seen diggante ne ngeen juboo yow mi doon safal thing si nga dangaa rus yaa na sax am na ñeneen ni ñooñu dañ dee jéem a pick side sax duñ dee wax ne xaaral ma wax seen diggante comme dugi di last time xaaral ma dis ko bu ma amoon yaba bu ma amoon yaba ak saay comme wa dugi jéemuta ñëw sax te dugi xam na ko munoon naa ñëw ne xaaral ma wax seen diggante because noonu la rafetee soo leen a tàggatoo ñu tàggatoo jaama deful loolu gisoon naa ko moo tax man xaaral ma deful loolu de dafa ñëw mu attaque ma maa ngi toog di seet fii la dégg suma néebo la fii dama koy bul vidéo ba kiram ma ne dugi lii la war a def bu ko waane rek foog naa ñaari nit yu jotee war ngaa wax seen but then after you know
Come, he knew what he did wasn't cool after the mujhe ko nek ni. Even though but to tell you the honest truth, I did not attack you, but I felt like you come munon nga jël benen yoon da say yow mag nga do xalé ci game. You could have just said like these people have been working together for this and this harma wax sen digante instead of warona o yo man dugi so ba mo ta manala la gene ñu dé bëgg humble. Man dama digé bopa. Ni huma humble ma yo ñu day febar. Yeah, but then after we talked it out, it was all cool. Ala dugi fi But nga fi suma kon bi fi suma ko fere ega si dugi ñoo dekat bena deka. Dito na ko mu ma togn mi ngi wax di ban artist la waye lolu mom it wasn't nice. Xam nga si internet bi la ko def man tam ma ni di ko Jërëjëf man dama dem ko ku dis dugi sax ku nekk la dee dis soo jobis dafa tew. tela Yeah. Ngarala. Thank you very much because ntala diamo buka ba Italian ma diamo la nga fa akari ma diamo la mbeda mali mu lay. But after Ramadan ni fe drop ta doro ibe dala nga kachaki. Ha inshallah but alkana ñina first day korite kana yi waruma de promo. Wa Dama kala. first day korite jobis dafa am programme xama fan la nak lava African ngena sol nak. Yalla dañu até yow nga ne yow do def promotion related to music but me mistake like that was not me. It was Addis, not me. Guys, first day of Korité bu len faté African ngena sol African jobi sen bubi juli jobis mu ngi pilé lava ticket nak xaw ma ñaata la way légui té mu rot ko dina ko kanja fi légui déglu len ticket ñaata la Haral ba kanya wér ko bi di jéxé yeen jappalé len ha Thursday Friday Thursday la mo jeex ma fa ne Wednesday la Thursday wa salam okay bismillah Wednesday la mo jeex Thursday la jul inshallah ñu ñoo dañ wax fi de ñep som ñu ne Thursday som ñu ne Friday xam nga nak 20 la wala 19 Gambe bu ñu yow mo nga bëgg ñu téla julé rek Gambe pour ñu ko koku pol la xam naa pol la poli du ñe wara jolay 29 rek lañ nekk di def since kañ bal mëna sama kat inshallah war na leen at least so lo ñu bëggoon wax ci julli bi ni non bëgguma wax dara fu nekk ni xalaat aji ma related to music guys after orbi na isi bis jobis mu ñëw 30 minutes ñëw waxtaan wax ñu project sami ci at bi yëpp parce que jobis sama bëgg dégg lo denc at bi yëpp inshallah so guys I will love you guys and leave you ma wax leen thank you very